del déglu del xool Feeling Dakar site bi lay jox information yu leer Feeling Dakar. ñu wax tamit ci loo xamante ni jamono ji lëmbe na dëkk bi. muy wàllum Mamadou Diop Iseg. ak ki nga xamante ni moom moo di Dieyna Baldé. xamante ni ñëpp xam nañ coow lu fi jot a xew. te jàpp gis su ma juumalee soxnaam sa xarit la. yow lan nga ñu mën a wax si loolu. waaw damay masawu encore une fois muy famille Dieyna Baldé parce que neexul aussi sa doom ñu koy tudd ci yenn yi ay viol ay harcèlement ay ëmb na te majeuragul dafa metti ci xolu yaay metti ci xolu papa aussi mais aussi di masawu aussi monsieur Diop Iseg parce que aussi kilifa la boo xamante ne ci dëkk bi respect bi nit ñi am ci moom ak aussi li mu def tey ci ay étudiants li mu formé tey ci ay étudiants te bu demee tey ba li dal ci kawam dina metti ci moom mais dina metti aussi ci ay étudiants yi nga xamante ne ci moom la ñu jaar dina metti aussi ci doomam Abiba parce que dafa nekk ci carrière boo xam carrière musicale la bokk ak Dieyna li ñu doon def donc bu ñu tuddee tey sa papa ci loolu yow aussi après day affecté dalay mën na la affecté bu fekkee peut-être amuloo benn soutien bu dëgër mën na la affecté donc dama koy massawu parce que xale la nekk ci yoonam papam aussi monsieur Diop am yaakaar ci moom ci musique bi ba nangul kenn ku laal Abiba donc loolu bu dalee ci kawam mu dégg ne papam ñu ngi koy tudd ci yenn yi dina ko metti monsieur Diop aussi dina ko metti parce que day metti ci kilifa ñu tudd la ci yenn yi am na amul enquête bi mu ngi ci mënuma ci prononcé wu mais dina metti mais madame Diop aussi Aïssatou Seydi suma yaay aussi maa ngi koy massawu parce que xam naa ne tey fu mu nekk xolam du neex mais dañ koy wax rek ne ko àdduna ak lii ñoo ànd parce que li ñuy faral di bu yoon waaxul bu yoon jeexul waaxu si lu jeex waaye itam képp kuy dund aussi jàppal ne bés dina ñëw am lu dal sa kaw moo xam lu neex la moo xam lu metti la ñun aussi rëccuñu parce que ñoo bokk benn milieu donc kenn rëccul ci milieu bi lu ne rek mun na la dal ci foo ko foogeewul parce que munoo juddoo aussi ba am ay presque 50 et quelques années kenn mësula dégg ci dara lu ñàkk fay da nga xëy benn jour rek lii dal la da ngay jiital yàlla jàpp ne ndogal la parce que ñun duñu ay saint te nit ku ne mën naa juum donc loolu laa ciy mën a wax li ci des mooy encore une fois di ko masaw di ko ñaanal yàlla aussi problème bi teel a teggeeku ci moom Dieyna aussi yàlla suturaal ko ba voilà mu gis boppam ci li nga xamante ne voilà moom lañ ne moo ko dal moom aussi mu génn ci continuer carrière am. mais histoire boobu noonu ban conséquence la mën a am ci carrière am. conséquence ci carrière am parce que man ni ma xamee Abiba xale la boo xamante ne am na fulla gëm na boppam te bëgg na li muy def donc damay wax ne rek na gën a góorgóorlu parce que loolu moo fi des instant bi nii et puis focus ci carrière am peut-être nit ñi du ñàkk ñu lay wax ay noo gis sa affaire u papa question yi day ñëw tout le temps mais li ma koy conseiller mooy à chaque fois ñu laaj ko ci loolu na wax ne loolu sama mbiru papa la sama papa dina ko gérer bam parce que il est majeur man dama nekk sama carrière musicale lay gérer donc li ci des nañ ko bàyyi ci loxo yoon parce que dugg na ci loxo yoon kenn amatul droit di ci prononcer wu di ci wax lu la wóorul mais mënu ko impacter à 100% mais dina ko xaw a laal à 10% parce que c'est normal pap ñu tudd ko ci yenn yi nga nekk ci yoonu musique xalaat bi boo tëddee guddi xam nga wala ñu ne tey day taxaw ci procès wala mu nekk procès nga war a dund loolu yëpp boole ko sa musique du yomb mais gëm naa ne elle est brave te dina ko mën a gérer. léegi ñu des ba tey ci wàllu musique yow nag nga gisee musique bi léegi ak boy yi jeune talent yi ni ñu débuté parce que yow yaa nga ci animation. xam nga musique gu démb ak musique gu tey. et de ce fait nan nga gisee musique bi léegi nii. bon ci côté yu bëri mën nañ ci wax parce que boo xoolee tey waykat yi dañuy gën di bëri réalisateur clip yi di gën di bëri studio yi di gën di bëri animateurs yi di gën di bëri télé yi di gën di ubbi rajo yi di gën di ubbi donc mën nañ ne mu ngi dox mais ci beneen côté bi li mun waxee ne toxul mooy da ngay way te doo am xaalis da ngay tëgg soirée pare am problème mënoo fay say musicien télé aussi da ngay ubbi sa télé pour nga gis sponsor bu ñëw sponsoriser émission musicale problème la dañuy préférer les séries donc studio yi aussi tey da ngay gis kii ubbi studio di fayee ko 100 000 journée studio keneen ubbi fa di fayee ko 50 000 donc mun na impacter ci musique sénégalaise bi parce que musique sénégalaise aussi pour mu dox
studio dañuy am xaalis réalisateur di am xaalis arrangeur di am musicien aussi bu ñu tëggee soirée nit ñi dagg bi ñëw mais tey boo tëggee soirée da ngay may ay 100 entrées wala 200 entrées pour ñu ne soirée bi fees na yow nga pare ñibbi sa kër di jooy donc musique bi doxul comme nit ñi ko bëggee ñun mu doxee noonu. animateur aussi maintenant li nga doon def tey en tant qu'animateur xëy na am ñoo xamante ne tey ñoo la koy def à ta place donc c'est un problème musique bi encore une fois doxul comme niñ ko bëggee mu doxee ko xam naa ne li may wax nii kii seetaan muy waykat bi di fecckat bi di arrangeur bi di téléspectateur bi di auditeur bi xam nañ ne bu baax a baax kii li muy wax dëgg la parce que tey da nga doon jaay album mais mënatoo jaay album wala boo jaay sa album porte à porte ngay def wala nga def caravane force ko nit ki day jënd 10 album jox la xaalis bi nga wan ko ginnaaw mu doo ko turaaram fàtte na ko fa amul kum ko may amul kum ko jox koy jox CD bi ñëpp les clés la ñuy dégloo wala seen téléphone wala woofer koo koy jox donc nga koy jënd parce que gis nga ne kii sonn na te am na yaakaar ci yow donc naa dem rek dimbali ko jëndal ko album bi mais album man gis naa benn artiste bu génne album sama benn grand jënd 200 album ba léegi mu ngi ci maalo otoom su ma waxee mu ne ma kan laa koy may man ma kan laay wër di ko may album parce que dëkk bi nit ñi talatuñ sa déglu ay CD nit ñi ku nekk yaa ngi sa téléphone sa casque yaa ngi sa woofer yaa ngi sa biir oto sa clé ngay dugal donc c'est un problème li ko mën a faj nag mooy encore une fois loolu état dong moo ci mën taxaw mu faju musicien mënu ci dara waykat mënu ci dara état dong moo mën a taxaw état li ñu ci mën def pour mu taxaw pour dimbale waykat yi mooy déjà li ñuy wax wàllu piraterie xam nga piraterie fan la commencé ci clé USB dañuy wax CD d'accord CD pirate la mais clé USB aussi pirate la parce que tey bu fekk da nga bëgg CD di dox nga gis ñuy jaay clé USB vierge man dama ñëw sa kër ne la am nga albumu Youssou Ndour bu bees bi sa kii CD sa machine nga ne ma waa mu dugal sama clé nga defal ma ko ci man donc du ma jënd man damay dem machine bu ma gis nga am album bu bees ma dugal ko fa wala animateur bi booy nu mu demee booy album bi kii wagul man la si maa jaar sa gàll nga jëm ma dugal la single yu bees wala album yu bees donc nekkatul mbirum CD kese donc clé USB aussi naka la ñuy def tey ba nit ñi tey mën a gëm ne album war nañ ko mën def ci clé USB pour jënd ko directement ci clé USB am na artistes yu ko commencé def gis naa Coumba Gawlo def na ko gis naa Akhlou Brick je pense def nañ ko donc ñu bëri ñu ngi koy commencé def donc bu ñu bëggee éliminer CD yi nit ñi concentré wu ci clé USB loolu ki ko fi mën a teg mooy état parce que frontières yi dugal CD yi fii CD vierge yi aussi état da mooy mën a taxaw ne dootu fi dugg maintenant léegi dootu fi dugg boobu noonu ñu ne léegi kon nu ñuy def pour nit ñi déglu seen ay musique ci ay plateforme wala ay nangam non nañ fexe les clés kese di dugg artistes yi au lieu que ñuy commandé CD vierge pour def seen ay album non nañu commandé ay clé léegi ñu estampal leen ci seen ay photo titre CD beeg lépp dafa léegi ñu mën ko jaay mais état moom piraterie bi ñuy wax kenn mënu ko xeex ku dul état waaye kat mën nañ xeex ni dajaloo waaw nañ ko xeex parce que nangam dañuy gis kuy jaay yàmbaa bu ñu la jàppee dañ lay tëj mais kuy jaay CD dañ lay bàyyi ngay jaay CD mais nañ fexe ñooñu di jaay CD ci mbedd yi ñu leen jox ay clé ñu koy jaay ci mbedd mi organisation dong la laaj te j'ai vu que parfois sax nga gis artistes yuy génnee woo ñiy jaay pirate ci mbedd mi jox leen ay CD original ne la CD bi 10 000 lay jar mais boo ko jaayee yow 9 000 yaa moom 1000 francs bi mais nit ñi ñoo dem ba tàmm jënd CD pirate moo tax pour ñu jënd original problème lay doon donc état rek moo ci mën taxaw pour dimbali artistes yi. léegi ci musique bi sax yow tey ji par exemple bu fekkoon da nga doon nommé meilleur musicien wala par exemple roi du mbalax à part Youssou Ndour ñëpp xam nañ ni Youssou Ndour moom mooy roi du mbalax léegi hormis Youssou Ndour boo doon nommé roi du mbalax kan nga koy jox. roi du mbalax sax pour man amul. lu tax. Youssou Ndour romb na roi du mbalax moom parce que defatul mbalax kese nga roi du mbalax koo koy nommé koo xamante ne mbalax kese lay def nga ne kii c'est le roi du mbalax te mbalax bi. ñi ko jiiñ ñoo ko moom moomuñu ko mbalax séeréer yee ko moom donc su ma doon nommé roi du mbalax ci ñoom Simon Sène laay dem wala ay ñoom Maye Ndebe ak yooyu parce que rythme mbalax moo am mais musique mbalax amul rythme bi dafa mbalax te mbalax mu ngi jóge ci sabar te boo demee tey ci géwél bi ñu tëgg naan mbalaxal ma tulli wala ma cóol donc musique mbalax dañ koy ñun ñoo ko bëgg rek di ko wax mais musique mbalax amul moo tax dem nañ ba gëmloo ko nit ñi bañ jàpp ne ok musique mbalax am na ba jël tey Youssou Ndour jàpp na tey moom c'est le roi du mbalax ñu ne ko c'est le roi du mbalax mais moom nommé wu ko boppam ministre de la culture nommé wu ko boppam SODAV nommé wu ko boppam nommé wu ko kenn nommé wu ko xool mais nit ñi koy déglu ay fansam c'est le roi du mbalax après ñu ne ok ñu ne Michael Jackson c'est le roi du pop
ay nomination yoo xamante ne nit mooy xool ni mu neex mu nominé ko après ñu jékki-jékki ne non maintenant à part Youssou Ndour Wally Seck c'est le roi du mbalax waa kër Pape Diouf ne non non Pape Diouf c'est le roi du mbalax donc fan si ñooy nommé mais bu ñu demoon tey ba war a nommé tey dañ koy xool teg ko ci ay critères ne ok nañu xool diggante Pape Diouf ak Wally ak Abdou Guité Seck ak keneen ñu xool ñu ne ok léegi ban critère la ñu war a mën a toog rek ne daa diw mooy roi du mbalax ñu ne ok nañu xool moom ci côté musique am wala ñu xool ci côté vente am wala ñu xool ci ay côté prestation am ñu xool tey ci ay côté soirée am ndax li waykat bi di générer moom mu ngi koy générer li waykat bi mën a dugal tey ci ay soirée am ci mu ngi koy dugal ñu xool lool ci suñu biir ñu ne ok génn na album ñu ne ñaata album la jaay ñu ne ok diw jaay na 100 000 album ñu ne ci jaay na 200 000 album foofu la ñuy nommé nit ne kii moo fi mën wala moo dàq jaay wala moo dàq wala c'est le roi mais mënoo xool nit ba mu neex la nga ne ko tu es le roi amul. Youssou Ndour kenn du ko nommé ay roi du mbalax parce que loolu dafa tuuti ci loolu pour man Youssou Ndour c'est une star planétaire quoi koo xamante ne tey bokk nga ak seen ay Tracy Chapman xam nga yenn ay Stevie Wonder ay Sting xam nga ay Peter Gabriel kooku dootoo ko sax classé tey peut-être ci yenn waykat yi Baaba Maal mën nañ ko nommé roi du mbalax mais dañ naan le roi du yeelaa parce que dañ jàpp ne musique bi muy def musique tukulóor boobu yeelaa la alors que Baaba Maal deful yeelaa 100% parce que yeelaa amul instrument électrique yeelaa mooy gamb yi ngay tëgg ak leket yooyu ñu ne la ça rythme yeelaa rythme la donc mbalax aussi du musique mais rythme la lu tey ñu bëri xamul rythme la la ñuy wax mbalax mais du musique ay pop moo am ay rock ay jazz salsa ñu dem ba ci biir dugal ne salsa yokk ci mbalax parce que dem nañ ci dugal ay sabar ñu léegi salsa mbalax donc rythme moo am mais musique da nga naan salsa ne rock ne jazz ne rhythm and blues ne rock and roll ne rap ne R&B ne nangam mais mënoo toog ne mbalax musique la mbalax rythme la pour ñu ko xamul ma dimbale leen ko parce que xam na animateurs yu bëri xamuñu li may wax nii mais mbalax du musique rythme la. del déglu del xool Feeling Dakar site bi lay jox information yu leer